en direct tey fii ci muy le mardi 14 septembre 2021 sëriñ bi moo yegg si noonu nag à bord de son véhicule 4x4 rouge ma fas yéene ànd ak Ngoné ci commentaires yi pour vous faire vivre les temps forts de l'arrivée du marabout comme d'habitude avec sa garde rapprochée mu nekk noonu gis nga ko le signe d'Allahu effectivement nga xam ne moom moo koy gunge moom rek la gëm waaw moom rek la gëm moom lay wone moom lay fanaanoo moom lay yendoo Allahu bi ak sang yi Seydina Muhammad nga xam ne mooy référence am di royukaayam ci li muy liggéey ak mission bi nga xam ne ni suñ borom bi moom moo ko jagleel mission boobu pour mu di ko doxal te mission boobu ñëpp reconnaître nañ ne Ngoné Dia mu ngi koy matal ci kaw suuf Ngoné. macha allah doyen comme ni nga ko waxee noonu le roi médecine traditionnelle mi ngi noonu di yegg si le mara bien préparé daal di sponsoriser li nga xam ne moom mooy Allah macha allah mi ngi noonu le missionnaire de Dieu mooy kan Thierno Moule Sow le mara bien préparé sponsorisé par Allah kon nag mi ngi doog a yegg si ci li nga xam ne moom mooy clinique bi nekk ci 4x4 bu rouge bi macha allah daal di ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy garde rapproché yi. mais tey fan la génn tey. fan la génn tey moom sama sëriñ dafa mel ne bleu la def maa ngi seen bleu bi. waaw commenté bi fi mu génn tey waaw mu ngi commenté ko xam nga baxa yëfam la da koo jàpp macha allah mi ngi noonu li may seet noonu ci biir leeraguma nag xaw ma nag couleur yi waaye mi ngi noonu macha allah gis ngeen bleu bu baax bi mu defati macha allah sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole macha allah gis nga daal defati tey toujours comme d'habitude rek égal à lui-même mooy sëriñ sañse sëriñ physique sëriñ doole macha allah day sañse macha allah di jàngal li nga xam ne mooy may marabout traditionnel yi gis nga daal di sol lu rafet toujours le chapeau en tigre macha allah mi ngi noonu le roi médecine traditionnelle du monde daal di def li nga xam ne mooy bleu beige macha allah daal di koy def sabadoor bu wàcc près du corps ni nga koy waxee ci saa su ne mi ngi noonu sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole mi ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu jàmbaaru l'islam mi ngi noonu sëriñ sañselok sëriñ xale le jantal mara mi ngi noonu le meilleur de sa génération sëriñ xam-xam sëriñ physique sëriñ doole mi ngi noonu le roi médecine traditionnelle du monde mi ngi noonu ki yàlla dénk kun fayakunu jinne mi ngi noonu mooy kan mooy Thierno Moule Sow solution mooy kan mooy Sow solution macha allah kon nag mi ngi noonu sama gars yi yegg tàccu leen le roi médecine traditionnelle du monde mi ngi noonu macha allah les frères rouges qui détectent les mauvais esprits mi ngi noonu ki yàlla dénk kun fayakunu jinne mooy kan Thierno Moule Sow Sow solution mi ngi noonu le roi des djinns jàmbaar jaa ngi noonu macha allah mi ngi noonu le roi médecine traditionnelle du monde le maréchal le brodé dëmm l'empereur a ngi nii macha allah mi ngi noonu mooy sëriñu sëriñ si mooy professeur des marabouts traditionnels ba tax na àdduna wërngal këpp fu nekk la nit di jóge di ñëw ndax li yàlla def ci moom mi ngi noonu xam-xam di baatin di physique ci saa su ne di jàkkaarloog jinne yi di leen duma di leen daan di leen dugal ci diine l'islam kon nag li jinne yi bañaloon suñu maam aadama kon nag yaakaar naan tey ñu ngi koy nag waaye tàccu leen le roi médecine traditionnelle du monde ki yàlla dégg kun fayakunu jinne kooku mooy kan Sow solution kooku mooy kan jàmbaaru l'islam a ngi noonu Thierno Moule Sow kun fayakun le mara bien préparé sponsorisé par Allah protégé par Allah jàmbaaru l'islam a ngi noonu jinne yi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci doomu aadama yi di leen def loolu bon di leen jaalooloo ni may wax ci saa su ne jinne góor jigéen yi jinne yi nga xam ne ñooy dugg doomu aadama yi di leen def lu bon kon nag mi ngi noonu mooy jàmbaaru l'islam jinne iblis yi nga xam ne ñooy dugg nit ñi di leen manigancé di leen def loolu ne di leen def loolu doy waar kon nag seen xalifa ngi noonu kooku mooy kan l'empereur kooku mooy kan le mara bien préparé et sponsorisé par Allah dama ne yaay jàmbaaru l'islam sama waaji Soundiata Keita sa maam segoloy sa maam sali sawoy sa maam kooku réeroon juróom-ñaari at ànd ak jinne yi loo tax ma ne la xam-xam bi ci yow du ay caaxaan dama ne lu waay doonu day dëgër sama waaj dama naan lu waay doonu day dëgër kuy sa maam segolon kuy sa maam Soundiata Keita kuy sa maam yoro tengala koli tengala ak ni ma tengala dama ne bilaalay sa maam dama ne lawlooy sa maam Bilal mi daan noddo Rasulullah mooy sa maam kuy yaayam ajaratu Mariama Kamara mu sell mi tubaarikàlla macha allah courant du pile te doo ñoom te duñu yow ñu xees ñaa ngi rang ñu ñuul yaa ngi xan ñëpp a ngi rang sa ëtt ndax baatin bi yàlla def ci yow xam-xam bi yàlla def ci yow daraja bi yàlla def ci yow ba tax na jinne yi ci àdduna wërngal képp ku la xool wàcc dama ne bañ bëgg
jinne bu jàkkaarloog moom day wàcc yaa xam sa melukaan yaa xam sa fit yaa xam sa jàmbaar jinne bu yàlla bind ci kaw suuf bu jàkkaarloo yow wàcc sama waa ji bu nangoo nga daan ko daan bu rafet bu nanguwul nga daan ko daan bu ñaaw affronté ko duma ko dox ci kawam humilier ko yóbbu ko vaar c'est le beau des dëmm yaay capturé dëmm bi tëdd biir këram yaa xëcc mémoire am ñëw toog du ko wax loo mooy kan saw solution jàmbaar jaa ngi nii dama na xuusal mu ñëw sëriñ physique sëriñ xale sëriñ doole sëriñ sañ ngi nii macha allah sëriñ physique mi ngi noonu day def ay jas neeram yu baax di jàpp jinne boole wula dara ak wax kooku mooy kan Thierno Moule Sow solution mooy le juge des djinns les défenseurs des humains wali yaabe baa ngi noonu saw soli tengala yoro tengala ak nii ma tengalaay samaam ajaratu Mariama Kamaraay samaam dama na yaa xuusoon yaa ñaajoon yaa yéegoon ci balcon yaa yéegoon fu nekk ci àdduna bi duuti ji xam-xam yaa yéegoon ci garab yi yéeg fu nekk duuti ji xam-xam ci àdduna tax na nag suñu sëriñ baa ngi noonu muy jàmbaaru l'islam di jëflantoog jinne ci saa su ne ba tax na àdduna wërngël këpp fu nekk la ñuy jógee di ñëw ndax sa xam-xam ak sa baatin macha allah le bureau des sorcières ma ne ba mu ñëwee ba tey damuy neexlee tuñu de soo xoolal see ñëwtuñu dama ne loolu wax leen ko ci kaw waaw mi ngi noonu doyen Ngoné Dia waaw kii mooy le marabout avant pendant et après mi ngi noonu mooy le marabout des témoignages jëlal ma mati mooy le marabout des révélations tey kër yi nga xam ne ni tasoon na yëpp tey sëriñ bi tax na tey kër yi retrouvé nañ parce que xam nañ la nekkoon ca biir du ruube kër yi alors sëriñ bi tey le 14 septembre 2021 ñu nekk ci mooy anniversaire sëriñ bi tey ñëpp xam nañ ne tey këru diine yi fañ la teg fu la neex daagu tey sa fii ku fi yéeg tey gis fi boppam parce que xam nañ sa diggante ak këru diine yi tey nag mu tombeek anniversaire góor gu mag gu fi jóge woon muy xalif général des Tidianes Alaaji Abdoul Aziz Sy waay tàccu leen loolu waay bam fi jógee ak léegi mu am ñaar fukki at ak ñeent tey ku fonk këru diine yi nga ñoom it ñu la jox cër lañ tey defe naa ne anniversaire bi tey dañ lay jox nga yëkkati ci ay kàddu yeesalaat njaal ñaanal askan wi sëriñ bi kàddu gàngoo macha allah tàccu leen loolu waay ma Abdou Aziz Sy ma Abdou Aziz borom 40 ans de xalif zéro foti sel waay macha allah alhamdulillahi rabbil alamin a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala hawla wala huwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku jullit yi ñu fi fekk ñëpp ak mbokku taalibe yi di nuyu aussi équipe bi waa TMS TV yëpp ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi lay nuyu doyen macha allah di nuyu Ngoné di nuyu équipe bi ma àndal chef de secrétariat moom Moule lieutenant Diop ak champion Konaté ak Cheikh ak caméraman bi macha allah Youssouf ak Mbaye di nuyu Alseeni si la responsable kër gi waaw di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi comme ni ngeen ko waxee tey nag anniversaire la macha allah mag bu baax kilifa bu baax defe naa ne ñëpp xam nañ ko ci àdduna bi muy dox lu baax di def lu baax yor pusoom di ñaw macha allah nag di gën a ñaanal yàlla yal na yàlla yokk leeram yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljanna ndax nag macha allah mag ñu baax ñi vraiment am nañ solo ci dëkk bi parce que ñun ñooñu xàllil ñun ñu mën a ñëw kon nag ñu ñaanal ko rek macha allah ñaanal adduna bi yëpp yàlla def jàmm vraiment ci réew macha allah waaw macha allah kon di sant yàlla bu baax di ko ñaanal jàmm fu mu ne ak ñi fa ne di ñaanal Sénégal jàmm yàlla yàlla def jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw macha allah am na solo kon nag jàmbaar jaa ngi noonu du jéeg macha allah ni ñu koy waxee ci saa su ne mi ngi noonu di ñaanal ki nga xam ne moom mooy maam Abdou Aziz Sy Dabakh macha allah ci baaxam mi ngi noonu le roi médecine traditionnelle du monde kon nag Thierno Moule Sow mi ngi noonu doog a yegg si ci li nga xam ne moom mooy clinique bi ci saa su ne kon nag nii lay demee ak l'empereur grand Aziz kon nag le roi médecine traditionnelle mi ngi noonu
di yéeg ci li nga xam ne ne moom mooy clinique bi gis ngeen ne tey mardi la te bu ñu nee mardi nag lu ci ëpp mooy li nga xam ne dañuy jël si garab ak li nga xam ne ne moom mooy consultation yi kon nag mi ngi noonu Thierno Moule Sow le roi médecine traditionnelle du monde macha allah ki nga xam ne moom la yàlla def muy buuru jinne yi macha allah ci saa su ne nii lay demee Grand Aziz kon nag le roi médecine traditionnelle mi ngi noonu di yéeg li nga xam ne ci cabinet am daal di ànd ak ki nga xam ne ne moom mooy yuusu macha allah ci li nga xam ne ne moom mooy caméra bi kon nag mi ngi noonu sëriñ baa ngi noonu di dugg ci li nga xam ne moom mooy bureau ba tax na àdduna wërngal këpp fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw ndax xam-xam ak li yàlla def ci moom kon nag tey la mardi sëriñ baa ngi noonu yegsi na di waajal li nga xam ne ñoom ñooy patients yi di nga xam ne fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi. Merci beaucoup Ngoné pour ces commentaires qui accompagnent l'arrivée du marabout, c'est vrai. Yegsi na léegi alors après avoir salué les patients et les accompagnateurs, après avoir aussi prié pour ce grand marabout qui nous a quittés il y a 24 ans, El Hadj Abdoul Aziz Sy, après 40 ans à la tête de la tariqa Tijaniya. Alors dégg nga sëriñ bi rappeler quand même les bienfaits de ce marabout ba pare tamit delloo leen njukkal ndax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu quand même liggéey nañ liggéey bu rafet ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fi des yàlla jox leen kattan leeral seen yoon ba ñu mun a yeggal liggéey boobu nga xam ne seen mag ñu baax ñi bàyyi woon nañ ko fi defe naa loolu message la boo xam ne nii ñëpp kontaan nañ ci. ñëpp kontaan nañ ci tamit mu delluwaat ñaanal encore sëñ Abdoul Aziz Sy ñam fa fekk ak ñoo ko fa fekk yëpp yàlla yokk seen leer yégal leen ci àjjana yu kawe yi defe naa Sow lii rek lañ doon xaar ci yow kon nag xam naa ne dañuy préparer rek yégal patients yi daal di jublu ci liggéey bi jërëjëf Sow. loolu naan patients yi ak accompagnateurs yi yéeg leen waaw dégg ngeen loolu coow li commencé na am na kuy wax noonu de xaw ma nag jinne la am déet en tout cas dégg ngeen baat bi. waaw gis nga patients yi accompagnateurs ñu ngi ñëw maintenant pour regagner le salon, la salle d'attente bien aménagée avec des fauteuils bourrés waaw ñu ngi noonu. Maaleykum salaam gis nga les mesures barrières aussi sont respectées ñu ngi laal gel ça va bien waaw ñu ngi laal gel takk masque waaw donc disposition yooyu yëpp fii dañ ko fi appliquer waaw ak gel ñu ne ngeen teg saag yi foofu. voilà kon nag comme ni ngeen ko gisee ci image yi ñu ngi laal gel takk masque war a ñëw nag toog installé ci salon bi pour d'un moment à l'autre nag sëriñ bi recevoir leen. yéen a ngi en direct sur la TMS TV ici au cabinet médical El Hadj Thierno Moule Sow ce 14 septembre 2021 l'arrivée du marabout que vous avez vu sur les images et commentaires patients yi accompagnateurs yi voilà donc ñoom la ñuy contrôler nii di leen xool ñu laal gel takk masque laal gel takk masque waaw yegg si nañ waaw kon nag gis ngeen en direct l'arrivée du marabout les patients aussi on a fini de les installer
donc ñu ngi leen di jox rendez-vous léegi pour une autre partie de ce reportage exclusivement consacré en tout cas au grand reportage. Alors c'est avec un grand honneur et un grand plaisir que nous recevrons en tout cas suñu consoeur Oumy Ndoye qui nous a rejoint donc moom incha allah dañ ko bàyyi léegi mu yeggal liggéey bi nag ci grand reportage donc restez scotchés sur la TMS TV. À tout à l'heure.